tey nag bi ñu dajeeg suñuy patron ba lelu dem ca Saly daje fa waxtaan ñu ne léegi nag jaadu na ñu ñëw ci population parce que grève boo ko defee ñun grève la ñu am syndicaliste xëy na waaye am na ñu mu sonal ci population bi lu mu gàtt ñu war a jéggalu nag population bi xamal leen ne loolu jaar la parce que lu ñu utiliser rek pour am suñu patron pour waxtaan mais ñun nërmeel affaire du woon li ñu tax a jóg te yàlla def na ko ba ministère du travail moo encadré suñu waxtaan yi ak suñu ministère bi nga xam moo ñu jabootee muy ministère du pétrole ci Tegladima di ko diviser bële si di ko diriger donc yàlla def ñu dem Saly def fa ñetti fan biñ fa dajee nag comme ni ñu ko waxee ci texte bi waxtaan bi métti woon na yenn temps yi xëccoo bi dina métti mais syndicat moo demee noonu ak patron parce que ci contexte Covid bii ñu nekk surtout dafa xaw doy waar fexe ba am dara ci patron yi je crois que loolu duñ leen ko jàngal yéen ñi journaliste lu jafe la woon ñu am ci nag augmentation yu considérable ci prime de risque bu ñu waroon am ñu amélioré ko substantiellement indemnité logement ku xëy rek yokk ci 20 000 francs déjà je crois que lu am solo la ñu am retraite complémentaire boo xam ne amuloon ci secteur bi parce que retraite légale rek mooy comme bi ngeen am yéen pétrole dafa am benn xeetu retraite boo xam ne amuloon ci transport d'hydrocarbures ñu koy wax retraite complémentaire bénévole pétrole fexe nañ ba inscrire ko foofu nga xam da ngay jël sa li ngay am ci at bi ngay mujjee liggéey yëpp dajale ko dugal ci 13e mois ñëpp am nañ 13e mois élargir nañ ko dañ koy boole yëpp dajal li ngay am xaaj ko fukki ñaari pàcc jël pàcc boobu multiplier ko par 20% multiplier ko par cette durée de présence donc loolu yëpp bi ñu ko amee nag ñu ne nañ dellu si nag ci population bi non seulement jaajëfal suñu njaatige dafa am solo parce que ñoom nangu nañ ñëw toog ci contexte bi nangoo joxe loolu yëpp pour pacifier secteur bi te loolu dafa am solo ñoo nag ne ñu massawu population bi xamal leen ne nag syndicat bi nekk ci pétrole te yore ko depuis nga ko depuis ñoom Cheikh Diop ñi fi ancien yëpp ba léegi syndicat bi na fi di at ñun suñu taxawaay mooy fexe ba secteur bi nekk lu normal daal di dal loolu dafa am solo loolu moo tax mu leen di wax sànq ne leen dañu bëgg sax ci cadre yooyu ñu defar ñu dem ba def dialogue social bi utal ko dialogue social secteur de branche nga xam ne day am dialogue social permanent lu amati au lieu ñuy xeexoo di xiiroo dañ ciy jublu waxtaane ko buñ ko waxtaanee mu génn ay mbir moo gën ñuy grève ci pétrole te surtout que pétrole ball na fi yàlla na ñëw ak jàmm gaz ñëw na fi yooyu bu ñëwee enjeux yi li nekk ci kanam day gën a bëri donc képp kuy liggéey ci pétrole wala na yëg sa bopp ci biir pétrole bi te loolu dafa am solo sport hydrocarbures bi comme ki nekk ci Ndiaga Ndiaye bi loolu du fi amati parce que convention dafa am léegi dañ la naan booy dugg règle yaa ngi nii xam nga fi bi ñu dugg si kër dañ naan buntu baa ngi nii wala fee ku ne di nga xam fooy jaar da nga naan lii da nga ciy tënku mënoo ko doo dugg donc loolu dafa bokk ci li nga xam ne dañ koy ñëw dem lijjanti ci léegi suñu paree signature dañuy dugg mooy def vulgarisation mooy yóbbu mbir yi dajale ko wër boole suñuy délégué ñëpp bureau yi ñëpp defal leen lël tàmm nañ def loolu ñun bu ñu demee comme ni mu ko waxee convention bi ni ñu koy waxatee 80 articles la te loolu yëpp li ci biir faw ñu toog waxtaanee ko xam nga dañuy wax mbiri xaalis bi rek la ñu wax mais leen li ci biir dafa am solo nit ñi xam ko mën a dem jottali ko seen i liggéeykat ñu xam ne lii am na ci lii am na ci lii am na ci te nii lañ koy doxee ku ko bañ a doxee délégué yi jóg taxaw wax ko mais pour ñu délégué mun taxaw nag il faut fu ne am délégué te patron yi nangul nañ ñu loolu donc dañuy dem ak ñoom def fu ne délégué kuréel yooyu yëpp ñoom lu xew ci société ñu indi ko wax ko syndicat bi mu doxal ko donc loolu moo ci ne léegi prise en charge comme ni nga ko waxee yooyu yëpp il faut ñu jóg ci doxal donc li ñuy dox lu sakkan la lu bëri la mais faw comme ñun ñu engagé wu faw ñu jóg taxaw ci dugg ci kër yi xool nit yi xool ndax li ñuy doxal mu ngi normal ku ko doxalu ñu taxaw ci wax ak yow donc loolu mooy doon la prochaine étape mais ci léegi teew bi mois de juin bi comme je vous ai dit incha allah dinañ def tout pour que convention bi pare ñu tënk ko mu taxawee na le ñu signé ko yéen ngeen gis ko ñu dugal ko ci peeru gars yi loolu moo waaw dialogue comme li ma la waxoon dialogue social kuréel la bu ñu teg comme ni ko au conseil nekkee ci ñoom la ñu jaaree der teg comité dialogue social branche mu de enseignement am na comité xam nga yéen am na ñu bëri amaguñ comité mais su comité amee day tax balaa ay nit di xuloo dafa mel ni arbitre buy nekk fii rek mu mun a atte su ma amee tey soxla au lieu may dem song sama patron dama koy dugal ñu ci comité bi toog waxtaane ñu convoqué ñu parce que ñooy membre comité bi la ñuy doon ñu toog dialogue fa waxtaan ba xool lan moo mun a am lan moo mënul am li mën a